seen pas-pas na mu dëggale Seydina Limaamu fa tabaarakallaahu ba noppi nag indi pas-pas ba nga xam ni pas-pas ba kenn mënu ko weddi ndax indi nga cëslaay ci alxuraan foog naa ni dig ñu ci may tuuti indi nga cëslaay ci ahadis ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax maa ngi ciy gis ay ahadis yoo xamante ne ni fa tabaarakallaahu tudd nga ko jële ko ci ibnu kathir ci tafsir ibnu kathir ak it ayat yoo xam ni ibnu kathir moo ko firee dikkug imaamul mahdi foog naa dig ñu ci may tuuti waaye it gis naa ni da nga indi bible ne bible bi layal na dikkug yonent yàlla Isa waaw foofu it may laaj lan moo la motivé ba ngay indi bible ndax jullit lambda bi bu déggee bible rek danaan waaw bible ñun du suñu référence ndax kon yell na ci fa tabaarakallaahu ñu indi référence ci bible ngir layal dikkug limaamul mahdi ak dikkug yonent yàlla Isa kon fa tabaarakallaahu loolooy beneen laaj bi sëñ Ibrahima. jërëjëf Oustaz Babacar laaj boobu dinañ ci sawar tontu ndax ni nga ko waxee bible téere la niki alxuraan nekki téere ndax yonent yi alayhim salaam ku ci nekk ak la la yàlla jagleel li ñu gëm sax libaas ña nga ñuy fàttali ni Tawreet ak Linjiil Saboor dikk nañu kon fondement bi alxuraan la Injiil la Tawreet la ba ci Saboor di téere yonent yàlla daaw bible bii nga xam ne moom la ñuy wax naan dañ ko njarak dañ ko xaw a falsifié yàlla defal nañu sutura ak ubbee na ma ko waxee woon bis parce que Isa alayhi salaatu wasalaam ni ko téere yi waxee moom si boppam dafa bichara di dellu seem mu ni j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Saint Jean daal di koy solo ak yeneen yu bare yoo xam ni mi ngi wax naan le royaume des cieux vous sera retiré pour être confié à un autre peuple qui lui fera produire ses fruits. te booba ma ngay wax ak waa jamonoom ma ngay wax ak waa banu Israël. li ma ci gën a yëm mooy Isa dafa woote tawhid bu sell te bible bii ñuy wax yaakaar ni moom la gaa yi fabriqué ba ci développé ay doctrine trinitaire Isa daf ci layal boppam te mën nañ ci joxe benn misaal rek ñu ni dafa am benn pharisien bu mës a ñëw si Isa bëggoon ndax pharisien yi mooy yahud yi nga xam ni dañ doon diingat yonent Yàlla Isa mu ñëw alors pour l'embarrasser daal di ni ko quel est le plus grand commandement de la loi. Isa tontu ko ni ko tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. mu ni ko voilà le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Matthieu 22, 37. Isa fii li mu wax génnul tawhid waajal lu mu ko laaj ni ko lan mooy jàngale bu njëkk bi. Le premier message la ko bëgg a wax rek mu ni ko premier ponk bi nga war a gëm mooy tu aimeras le Seigneur. Gis nga le Seigneur defe naa sama professeur gi li topp le Seigneur neewu ko les seigneurs neewu ko mes seigneurs daf ko ni le Seigneur benn yàlla la. ton Dieu amoo ñaari yàlla benn yàlla rek nga am. de tout ton cœur sa xol na fees ak ngëm bu sell boo xam ni yàlla nga koy jagleel. de tout ton âme gi nga sa xel ak sa ruu lépp na doon yàllay kese kon kii leeralal na fii ni yàlla kenn la. ñaareel ba mu ni ko tu aimeras ton prochain comme toi-même. à ces deux commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. mu ni ko yonent bu yàlla mësa yónni lii la jox wéetal sa borom ak bëggante leen soppante leen ni ko bàyyi lay jàngale alayhi salaatu wassalaam. mu mel ni kon li nga xam ni moom la yàlla wax Isa ni ko yaa Isa a anta qulta li naas ittaxizuni wa ummi ilaahayni min dunillah. yàllaa ngi jox occasion Isa pour mu plaideel boppam
ni ko ndax yow Isa ma ma yónni jox la samay ngëneel yaa wax nit ñi ni jàppaleen ma mën ak sama yaay Mariam comme des dieux wala na ngeen ko mën a tudde min dunillah. Isa tontul boppam ni ko subhanaka maa yakunu lii an aqula maa laysa lii bi haqqin man day aw ma sañ-sañ aw ma sax fitu di askanale sama bopp lu ma amul cëram lu ma amul ndigalam. in kuntu qultuhu faqad alimtahu taalamu maa fi nafsi wala alamu maa fi nafsi innaka anta alaamul ghuyub mu teg se ni que maa qultu lahum illa ma amartani bihi an abudullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahida maa dumtu fihim mu ne que kon li nga ma sant pour ma wax leen que li laa leen jox mooy lan tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de tout ton esprit. kon loolu la ko wax fii mu ni ko wa maa qultu lahum illa ma amartani bihi li nga ma digal mooy may woo leen ci yàlla woo leen ci ñu sellal ci loolu laa leen woo. mu mel ni kon leneen loo xam ni marqué nañu tuuti ci bible bii nga xam ni moom la ñu yaakaar ni dañ ko falsifié yàlla def na mën nañ ci layal yonent yàlla Isa mu dëppoog alxuraan. la ma koy firnde mooy alxuraan dani wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakin subbiha lahum ba aaya bi jeex mu nee ci wa makaru wa makara laa walaahu xayru maakirin is qaala llah yaa Isa inni mutawaffika wa raafiuka ilayya ba aaya bi jeex yooyu yëpp bu mu si nekk dafa yàlla dafay wane ni Isa du kañu rey du kañu daaj yàlla indi ay ndimbalam def la ko soob ba kañu crucifié du Isa. ndeke bible bii nga xam ni si la suñu mbokk yi sukkandiku bay développé seen thèse bi ñu développé Isa layal na si boppam encore ndax ba nga xamee ni dafa war a gaa yaa ngi koy waajalal ndax yàlla dañuy wa makaru wa makara laa wallaahu xayru maakirin yàlla ko dee ni que sa gaa yi ñu ngi jóg di def seen i pexe te man pare naa man sama programme ndax yàlla moom du lali pexe nit ñi kay ñooy lali pexe waaye yàlla moom dafa yore objectif. nee na ñu ngay def seen i plan ñu ngi def seen i projet di xalaat di werante di sottante xalaat waaye man dama pare wax ko la mu ko namal moom yonent yàlla Isa nag war a wax ak waa njabootam lan la leen wax mu ni leen voici venue l'heure et elle est venue où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul ñen lay waxal xawaar yu ni mais je ne suis pas seul le Père est avec moi je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi Jean 16:32 ni leen yàggatul léegi mu jot waxtu wa nga xam ne yéen ñëpp may abandonné ku ne day daw di ut fu mu lax ndax lan da ngeen di ragal la ngeen di ragal mooy pexe romain yi ak kàccoor yi nga xam ne ñoom ñu ànd ak ñoom mu ni waaye boo leen dawee it xam leen ni yéen di ngeen ma bàyyi waaye man du ma wéet ndax sama borom le Père la ko tuddee mi ngi ak man lii lépp dama leen koy wax pour ngeen bañ a am sikki sàkk si samay mbir. ndeke lu jiitu loolu am na beneen signe buñ ko doon laaj ñu ni encore les pharisiens bañ ko laajee signe daf leen ni génération mauvaise et adultère et réclame un signe et de signe il ne lui sera donné que le signe de Jonas ku ne xam nga ni yonent yàlla Yunus alayhi salaatu wasalaam ba nga xamee ni xaw na mer tuuti liñ koy waxee énervé na ba def abandon de poste c'est la ko yàlla na too gis nga jën ba war ko wan na jën ba wan na ko ñetti fan ak ñetti guddi moom Isa daal di leen de même en effet que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant 3 jours et 3 nuits de même le fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits Matthieu 12:38 kon nee na ni ki yéen a ngi may laaj si dama leen di jox suñu yonent yàlla Yunus ñetti fan ban ko gisatulee xam ni jën ba wan na ko ñëpp ni dee na ñetteelu fan ba mu nekkee si biir jën ba di sàbbaal borom naan laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu mina zaalimiin yàlla daal di koy xeetali daal di jën ba jox ko ndigal mu goxi ko mu ni ko yéen ñi may laaj signe dama leen di jox le signe de Jonas kon na Jonas nëbbu woon ñetti fan ba ñu ni dee na mu yàlla génnewaat ko signe boobu laa leen di jox kon mu mel ni ñi nga xam ne ñoo ni Isa dañ ko rey daaj ko Isa nee na leen dama leen di jox le signe de Jonas ñaareelu signe ba mooy xamal na leen ni aucun de vous n'assistera donc à cette mise en scène kon li nga xam ni mooy
waxtaan waak li nga xam ni moom la gaa yi nettali lépp jógewul ci apôtre yi mi ngi jóge ci lan ci ay noonam yi nga xam ne ñoo ko fexeloon ñoo ni moom la ñu rey moom la ñu daaj ak coow la sa aju yëpp. ñetteelu remarque bi pour ne pas dire révélation bi nga xam ni ba tey jël nañ ko ci Bible bi yoon Saint Luc moo ñu ko jox mu ni Isa ba mu nelawee ñetti fan ba nga ko gisatulee ba nga xam ni apôtres yi ñu ngi toog di werante seen biir ñoom ñëpp seen xol di jax-jaxi daf leen a feeñu mu ni leen pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Luc 26, 36. kon ku dee defe naa ni boo ko géntee da nga koy gént mu nekk esprit loolu tax ba mu ñëwee seen biir ñu tiit ñoom ñëpp yaakaar ni dañu koy gis dañ koy janeer voilà mu ni leen làmb leen ma ba ngeen xam ni man nit laa ku ànd ak yax ak yaram làmb leen ba ngeen dalal seen xel xam ni je suis en vie ba tey ba seen xel dellu siwul mu ni leen ndax amu leen fii lu ma mën a lekk ñu présenté ko morceau jën ndeke lébu lay doon waat mu lekk jën boobu nga xam ne dañu ko lakk kon wan leen ni ku dee du lekk mën nga gént nag ku dee muy lekk waaye yow nga jox ko lekk mu lekk defe naa loolu kenn defagu ko kon loolu firndeel ni kon li alxuraan wax sa wama xatalu wama salabuhu bible bi indi na ay éléments de réponse yu wane ni ki ñu rey daaj ko kooku du yonent yàlla Isaa ni ko yàlla waxe woon fam ko tënkee rek te looloo gën a tax ñu xam ne Isaa rey ñu ko woon ba mu ne ñoom sax dañu nekkoon si sikki sàkk ñoom ñëpp lamsatik dafa ne wa inna min ahlil kitab illa la yuminanna bihi qabla mawtihi yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida donc ki ñu rey du ñoom du Isaa te sax ahlu kitab yi dinañu ko gëm balaa muy deey bu yawmal qiyaamee nag mu doog a génn nag nekk seen seede ma ni Seydina Isaa alayhi salaatu wasalaam ni mu génnee ba mu dëggalee bàyyam ba dem France ak ni mu meloon ak tubaab yi ku ne xam nga ni waxuma la gëm waaye dañ ko moom la ñu joxoon seen bopp tuddewoon ko le grand marabout jox ko ay médailles yoo xam ni defe naa ni bariwaan na ba mësuma gis man dënn bu ko topp yëpp te demul guerre demaanul guerre te rewul tubaab yi jox nañu ko fii ay distinction yoo xam ne di wane ni la yàlla waxoon ni wa inna min ahli kitab illa la yu'minanna bi koo gëm sopp ko nag ba jox ko ay médailles defe naa ni dëggal nga ni kii bokkul ak ñi nga xam ne ñoo fii woote doomu soxna kon loolu it bokk na ci firnde yi nga xam ni mën nañ ko jëlee ci bible bi li si gën a am solo nag Babacar sëñ Beyti daf ko wax sànq mooy l'approche scientifique xam nga Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ni ko téere yi waxee dañu avancer non seulement ay signes yoo xam ni fa mu war a juddoo wala fa mu war a feeñe muy tey ji li may faral di wax ni le lieu de son apparition dañu ni téere yi dañu doon laam-laamee ñii naan ma ngay feeñe Makka ñii naan ma ngay feeñee Baytul Maqdis ñii ni ma ngay feeñee Irak waaye li ëpp si téere yi ñu solo mooy ne nañu yazharu fil maghribil aqsa te même bible bi jox nañu boobu signe di wane ni au couchant lay feeñe parce que yonent yàlla Isaa ba muy wax ses apôtres di leen jox ay signes daf leen ni ainsi que l'éclair part du levant vers le couchant ainsi en sera-t-il de l'avènement du fils de l'homme gis nga leer ga day fàqe penku jëm soow mu ni leen noonu la sama dikk man mandarga boobu laa leen di jox ndeke almahdi yazharu fii maghribil aqsa kooku bokk na ci mandarga yi nga xam ne bible bi indi na ko ku mel ni le pasteur Russell ba muy def ses calculs dafa naa ni booba ma nga sa Amérique mu nekk wala ma nga fa mu nekk def na ay calcul à partir des prédictions bibliques ba trouvé ni Seydina Isaa kat mi ngi judd 1874 ou 76 gis naa ñaari teg ñaari sources yëpp mu neeti 1914 mooy nekk l'année véritable de l'élection du royaume du Christ ñaari data ngoog man yi encore
est-ce que yonent yàlla Isaa judd na si at yi ndax loolu bokkoon na ci li ma gënoon a sonnal nag entre nous parce que dama li comme source islamique yi gis naa ci 1261 mu dëppoo ak 1843 ma gis tamit source biblique yi ñu ne Isaa mi ngi judd 1874 am ñuy wax 1876 historiquement dinañ nangu ban moo ci baax nga jël boobu ñu ni tamit 1909 mooy l'année véritable de l'érection du royaume du Christ loolu moo nekkoon sama 1914 mooy l'année véritable voilà 1909 ba nag loolu moo ma lëntoon ndax gisuma fenn 1909 te ba ma ñëwee bay gëstu téere diine ji ci la ñu ni Baye Laye mi ngi nelaw 1909 waaye histoire u labbe wàccoon sa gaaru yaraax ba moo ma inspiré ma ni nag 1909 bi naka la mën a nekkee une date ndeke booba ñu ni mooy le 2 novembre boobu nga xam ni ci la yonent Yàlla Isaa war a jógee Bayti Mamour wàcc ci yaraax ñii ni yuraax la donc ñii ni Irak gis nga baatu yaraax ba sax mi ngi ci texte bi waaye gars yi barewaan na linguistes yu bind wala littéraire yu bind toujours yow da ngay bind selon le contexte du milieu kon ñoom mënuñu woon deviner ni yuraax la ñu bëgg a wax donc ku mel ni man daal di ni xam naa li peut-être yonent bi na mu ko waxee la xam naa mal question de prononciation la daal ni Irak kon fa ñu ni fa la war a wàccee naan Irak la ndeke booba yuraax la donc y a des dates muy 1261 Cheikh Ahmad Tidiane Chérif dëggal na ko te li ñu waxagul ci 1261 boobu suñu mbokku Chia yi yàlla dafa def ñoom dañu ni l'imam al-Mahdi alayhi salaam mooy le 12e imam de la lignée de Hussein wala Hassan ñu ni nag le 12e imam boobu mi ngi juddu 255 hijriya disparaître en 260 ñu ni 261 hijriya ñu ni tam ma ngay réapparaître 1000 ans après sa disparition donc 261 boo ci yokkee 1000 ans muy 1261 bi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif waxoon muy beneen coïncidence encore turu bàyyi Seydina Limaamu mu nekk Al-Hassan damay faral di wax ni ñun gëstukat yi nañu am tuuti modestie bañ a rejeter lu ñu saytoogul ndax kat Al-Hassan Askari bi ñu ni mooy bàyyu Limaamul Mahdi alayhi salaatu wasalaam soo bëggee am turu Alassane Thiaw bi mën ko layal ni mooy bàyyu Imaamul Mahdi tey am hadis boo xam ne yonent bi dafa noonu yuwatu ismi wa ismu abihi na mu ko waxee woon suñ la laajee laaj bi mënoo layal lu tax Abdoulaye et non Al-Hassan waaye kon li texte yi wax le 12e imam duodécimain ba ñuy wax sa deuxième occultation bi ñuy tuddee la grande occultation muy Ghaybatul Kubra ñu ni ma ngay feeñ à la fin des temps mooy dëppoo ak Baye Laye alayhi salaatu wasalaam juddoom gi mu judd fii ci Yoff di 1843 kon muy date 1260 am nañu 1261 ñaari date yëpp Baye Laye dëggal na ko nga ñëw si Seydina Isaa 1876 ci la gane àdduna 1909 bi nga xam ni tubaab yi nee naa leen suñu mbokku nasaraan yi li tax ma gën leen a ñeme mooy nee naa li leen Seydina Isaa jox ba nu ko jarulee gis nañu ba xam waxtu wa mu war a wàcc fa mu war a wàcc kon nga xam ni kon amoon nañu ay sources yu leer moo tax ñu dem xaar ka yaraax la def nee nañu sax def nañ fa ñetti fan ñenn ñi en tout cas xamoon nañu daal ni fa lay wàcc bis ba mu war a wàcc ñu di ko fa teeru 1914 bi nag moo nekkoon sama problème Babacar ndax témoin de Jéhovah yi bi may gëstu seeni source dañu ni 1914 mooy l'année véritable de l'érection du royaume du Christ ma ni mais 1914 lan la war a symboliser si dundu Seydina Isaa ci lañ ma wax transfert u Cambérène booba laa signé 100% parce que dama doon wax naan lii pour ma layal ko 1914 bi ñu ma wax ni mooy l'année véritable de l'érection du royaume de Seydina Isaa biñ ma ñëwee ci dina jee ñu ni ma 1909 bi Baye Laye génne àdduna boobu Cambérène mi ngi fii ci Ndingala ca atum peste ba di 1914 sa la toxal mbir mi yóbbu ko ca taatu géej gi ma ni kon nag sa la jël sañ-sañ yi ndeke sañcal boppam daal di toog nag yore yëf yi mu dëppoo ak li texte yi waxoon leneen li nga xam ne moom la ñu war a dëggalaat scientifiquement mooy les 40 années de règne ni ko teeru sunna yëpp dëggale ñu ni 40 ans de règne la la sa neex nag mooy Baye Laye dañu mën a démb mën a tey
ma ni moom la démb na mu ko dëggale mooy dañu woon démb ana awla naasi bi Isa wax leen ni yonent du dox sama diggante ak moom wa sa yakunu xalifati koy wuutu nag day fekk ngeen bokk jamono comme wuutu ko fële Mamadou te Muhammad wa maa yantiqu anil hawaa du waxantu comme Mamadou si biir saaba mi amul Isa te yàlla nee na ko lu ma la loo wax maa la ko waxloo ba mu ñëwee fii borom xam-xam yaakaar ni wàllu lay doon même boo xoolee téere Umar Fouti toujours Limaam Mahdi dañuy wax radiyallahu taala anhu kon dayoog yonentam moom rek la ko yàlla xamaloon moo tax ba mu ñëwee gis nga ni def gi ma sama borom def may yonent tàggu leen te borom xam-xam yëpp dañu yaakaaroon ni buy ñëw jëmm wàllu leen mais ku tal ni yonent yàlla Isa bokk ci ulul azmi yi war a ñëw nekk sa jaraaf kooku mënoo nekk quand même wàllu moo tax loolu Ibn Arabi moo ko réglé nee na yonent du jàng lu may ci yonent moo tax Mahdi bi ñuy wax di laam-laamee yonent la ak du yonent kooku yonent rek lay nekk xanaa kay dañu war a leeral ni mooy Mamadou pro nam ko waxe woon rek ka weexoon mooy ñuulaat fii kon mën a démb mën a tey Seydina Isa moo ko firnde ndax ñu ngi koy séenu ba léegi Madina boo laajoon saoudien yi ñun la fii lañ ko dencal fañ ko dencal na ñëwu fa ndeke baayam ba muy sos Cambérène dañu fii kam Médine kon ba mu génnee àdduna la ñu ñëw rob ko Madina mu jàkkaarloog baayam bu tedd ba ne sa taatu géej ga kon dëggal na ni kon li nga xam ni moom mooy les prédictions islamiques la ñu waxoon mu ngi ci moom les prédictions bibliques la ñu waxoon mu nga dëkk ci moom scientifiquement aussi textes yi la ñu junjoon ay dates ya ñu joxe ak i repères dëppoo na ci moom kon mu mel ni yàlla li mu ni maay dëggal lu ma sopp kon dëggal na ni moom mooy Isa ibnu Maryam naka suñu maam ju baax ja waaye woon rek ni ko giñ ñaa ci laawu kii boroom ibnu Maryama ma nekkoon sa yahud ya yaa di moom fii yàlla la tànn doomaroom ñi gëm te wóolu xam nañ ko kon nag ñu ngi sant yàlla ba munu gindee ba ñu mën a dégg loolu gis ko nangu ko daal macha allah